salaamaaleykum mbokki Xombol salaamaaleykum mbokki Ndiayène Gouye ñu ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ci gox bi di rafetlu bu baax a baax mobilisation bi nga xamante ni def nañ ko pour accueillir ki nga xamante ni mooy le coordonnateur de Benno Bokk Yaakaar Mamadou Lamine Gueye. di rafetlu bu baax a baax engagement bi nga xamante ni def ngeen ko depuis que bi législative commencé ba léegi mais di rafetlu bu baax a baax mobilisation bi nga xamante ni en particulier def ngeen ko tey pour accueillir ko. donc dañuy ñëw ci li nga xamante ni rek moo wundu bis bi muy depuis bi ñu jógee ci li nga xamante ni mooy municipalité ba léegi amaana ki nga xamante ni mooy le coordonnateur Mamadou Lamine Gueye saafonte wut ak ñi nga xamante ni ñooy askanu Ndiayène Gouye de manière directe. même bu fekkee mu ngi déggante ñenn ñi am yéene saa su ne mu wàcc waxtaan ak yéen ngir li nga xamante ni jaar na fi masawu leen sant leen gërëm leen. tey mu defoon ko plaisir bu rëy rëy yàkkamti woon ko lool tey li mu xat-xat dane woon ak lu manti xew rek faaw ma wàcc Ndiayène Gouye ndax faaw ma saafonteeg ñoom ndax Ndiayène Gouye samay nit gën Xombol samay nit gën mais Ndiayène Gouye dama gën a bëgg. donc mu nekk un très grand plaisir. ci kaw loolu ma ci woo toute la jeunesse de parler aussi au nom de la jeunesse pour dire que il faut que la jeunesse soit présente, il faut que la jeunesse soit engagée, il faut que la jeunesse apporte un nouveau souffle. Un souffle particulier qui se démarque de cette léthargie et de ce stoïcisme dans lequel une grande partie des jeunes se comprennent. Et par là, je veux dire que tey li nga xamante ni mooy li ñu jublu muy les législatives, il y a beaucoup plus d'aversion et de divergence. Mais ñun li nga xamante ni tey mooy li ñu ñor mooy Xombol gi nga xamante ni dañ ko bokk namm ko ànd liggéey ko ki nga xamante ni depuis 10 ans depuis 12 ans moom nga nekk di gis di ànd ak moom di liggéey ak moom di ndasandoo ak moom di noccee ak moom ci contexte yëpp ak ci domaine yëpp muy Mamadou Lamine Gueye. tey su ma waxee mën naa citer Mamadou Lamine Gueye avec les étudiants ce n'est plus un débat. Mamadou Lamine Gueye avec les femmes ça fait même objet. Mamadou Lamine Gueye ci daara yi Mamadou Lamine Gueye ci li nga xamante ni mooy ci jàkka yi. donc j'espère que kooku il s'engage et il ne ménage aucun effort pour l'intérêt de Xombol. donc may woo toute la jeunesse di woo Ndiayène Gouye bépp pour ñu mobiliser wu ànd liggéey jàppale Xombol jàppale Mamadou Lamine Gueye au soir du 31 juillet ñu mën a am une victoire écrasante pour ñëw célébrer ko ici à Xombol et à Ndiayène Gouye merci. maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew. di commencer nuyoo bi aussi si suñu leader bi nga xamante ne moo nekk nii suñu wet muy Mamadou Lamine Gueye di nuyu mag di nuyu ndaw bàyyiwuñu kenn di sant ñëpp aussi gis nañ seen taxawaay depuis si suba ba tey mobilisation bi lépp a jaar yoon sant nañ waa Ndiayène Gouye bu baax a baax si mobilisation forte bi ngeen def ñëw accompagner suñu leader yi di leen xamal ne amuñu seen fay parce que ñun ak yéen muy guddi muy naaj ñëpp ñooy nekk ensemble rien que pour nga xamante ne liggéey ñu jëmale Xombol kanam di leen xamal nag que ne yéen vous n'avez pas fait un mauvais choix parce que faire un mauvais choix c'est de choisir un autre liste mais li ngeen def mooy wareef parce que mooy soutenir liste bi nga xamante ne mooy liste espoir Xombol ak jeunesse su Xombol muy liste Benno Bokk Yaakaar. di leen xamal ne ñun ñii ay jeunes lañ yoo xamante ni dañoo engagé déterminé pour lu jëmale Xombol ci kanam donc suñu gisee ay doomu Xombol yoo xamante ne yu digne yu engagé yoo xamante ne ñi ngi daw ci biti guddeeg bëccëg suba ngoon lu ñu am ñi ngi koy indi seen population kon pour rendre leen leur monnaie de la pièce rek nu ñu mën a def mooy soutenir seen choix te seen choix mooy le choix de Benno Bokk Yaakaar. di leen wax ngeen gën a engagé wu parce que ñun ñi ñëpp li ñu motiver ñu nekk fii tey c'est parce que nous portons Xombol dans notre cœur loolu moo war a ñuy daw suba ngoon guddeeg bëccëg te ku nekk xam nga ne Xombol jël na xar kanam bu bees depuis nga xamante ne nii suñu leader yi dañoo booloo nekk benn ànd pour liggéey donc lu ñu mën a def mooy di leen jàppale te di leen xamal ne muy taw muy naaj ñun ñi ngi seen ginnaaw seen choix la ñu soutenir te fu ngeen gëstoo di ngeen ñu gis incha allah di leen woo ngeen voter massivement au soir du 31 décembre pour la liste 31 juillet du moins pour la liste Benno Bokk Yaakaar pour une victoire vraiment écrasante parce que l'avenir de Xombol en dépend. L'avenir de Xombol en dépend bu ñu nangu kuy ñëw di ñu defar lavage de cerveau di ñu waxal liste ñoo xamante ne nii mësuñu fee jënd sax ballon bu 600 francs
donc kuy soutenir suñu demee ci éducation ñii la ñuy gis santé bi ñoo fa nekk loisir bi ñoo fa nekk kon lu ñu mënta def mooy soutenir leen gunge leen vraiment war leen que ne lépp lu ñuy def seen effort yi wul ñu ngi seen ginnaaw kon nous comptons sur vous di woo jigéen ñëpp ñu gën a engagé wu gën a takku nekk ci liggéey bi pour changement boo xamante ne daal Xombol ku nekk dina ci gis sa bopp ñu ngi remercier ñëpp de manière générale. mbokki Ndiayène Gouye mbokki Xombol ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ak ci seen sant ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba pare dañu am fierté ak contentement dalal tey suñu leader la main de l'espoir monsieur Mamadou Lamine Gueye di lay wax dalal jàmm yaa ngi sa kër yaa ngi sa koñ yaa ngi ci koñ bi nga xamante ñoo la bëgg ñoo la porté te duñu daw duñu daay yow la ñu gëm yow la ñu xam yow la ñu miin ginnaaw loolu aussi dañuy sant la coordination maanaam comité électoral bi nga xamante ni depuis un certain moment ñu ngi liggéey di xar seen tànk tubéy jour et nuit pour la victoire éclatante de Benno Bokk Yaakaar au sein de Ndiayène Gouye mais aussi au sein de Xombol. Donc encore une fois nous disons que nous avons la fierté de représenter cette liste au niveau du quartier kontaan nañ ci li ñu wax ragaluñu ko ñemewuñu ko ku ànd ak Mamadou Lamine Gueye ku ànd ak Magaye Boye ku ànd ak Abdoulaye Tine kooku doo ragal nañ waxante dëgg. Il faut avoir la fierté de dire que xamuñu Macky Sall xamuñu keneen ak keneen ñun la ñan lañu xam Mamadou Lamine Gueye Honest Boy Abdoulaye Tine ak kan suñu ministre bi nga xamante ne duñ ko jënd ak député. te am nañ fi njëriñ ñoom tey la population kenn jooyatul ñu ngi ci lan ñu ngi ci malade yi ku feebar dem ba amatoo loxo bu jot sa ginnaaw ñoom ngay xalaat dañuy agir rapidement. Espoir bi toutes les ASC ici à Xombol la zone 6 l'équipe communale kenn jooyatul nañu waxante dëgg il faut dire les choses telles qu'elles sont suñ jugee foofu ak leneen l'autonomisation des femmes tey jigéen ñi Xombol waxuma sax Ndiayène Gouye mais Xombol dans son ensemble femmes yëpp tey jii am nañ ay projet ay porteuses de projet lañ ñu ngi am seen formation di liggéey di jariñu di dimbali seen i doom kon vraiment ñooñu lu ñu desal effectivement maa ngi ñëw foofu grand la liste elle est longue mais on va en citer quelques points exactement bu ñu jógee foofu y a les raccordements des eaux koñ bi tey fii Ndiayène Gouye bëri ñu xamante amoon nañ problème mu ndox ku ñu gis Lamine Gueye ku ñu gis Honest Boy ku ñu gis Abdoulaye Tine boobu ana Sonko boobu ana keneen ak keneen xamuñu leen gisuñu leen ku ñu gis te heure bu ñu jooyee ñu taxaw fompal ñu suñu ronga ñu ñooñu la ñuy porter suñu choix ñooñu la ñuy dimbali ñooñu la ñuy taxaw nit nag bu ragal ñi nga xamante ni mooy dëgg te moo am monsieur Lamine Gueye soyez-en rassurés ici à Ndiayène Gouye nous travaillons nous portons le choix de Benno Bokk Yaakaar duñ ci daw duñ ci daay et nous serons physiquement et respectivement ci terrain bi loolu bu ci am loo yaakaar di la remercier également le choix que vous avez porté sur ma personne mënoon ngaa xalaat keneen mais vous avez préféré Mbaye Diaw nekk xale bu ndaw am fi ay papa am fi ay ndijaay nga ni ma gère la coordination donc ma ci am fierté di ci sant sama grand yi Baye Zal Mbaye Iran Diagne ñoom ñëpp Mbaye Ndiaye bàyyuma kenn les femmes aussi sama yaay mes fall Xotu Thiam bàyyuma kenn ñoom ñëpp toujours ñu ngi armé wu taxaw di xaar mën leen fu ñu jëm ñu ne ma fii ñu demandof ensemble taxaw dox bi mu jaar yoon kon la coalition ici à Xob kon boog coalition bi tey jii xàmmeewuñu militant Magaye Boye xàmmeewuñu militant Abdoulaye Tine xàmmeewuñu kenn lu ñu xàmmee doomu Ndiayène Gouye encore une fois représentons dignement le quartier parce que tey leader yi day jeex dañuy dem ñun ñoo fi des ñun Ndiayène Gouye lañu ànd nekk benn solidaire. Je ne parle plus de Mamadou Lamine Gueye je ne parle plus de Honest Boy je ne parle plus de Magaye mais damay wax la doomu Ndiayène Gouye dañu gëm suñu bopp ku ñu soxla ñu xam ñoo fi ne ku ñu soxlawul ñu xam ñoo fi ne bu ñu ragal la ñu doon bu ñu ragal suñu dëkk bu ñu ragal doxal suñu koñ merci beaucoup encore une fois ñun ak yow ba fépp foo bëgg. salaamaaleykum waa Ndiayène Gouye maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp
kenn ku nekk ci turam ak santam waaye ji jiital ci nuyoo bi sunu imaam yi nga xamante ni ñoo nekk ci gox bi jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo suma papa sunu nijaay imaam Baye Mandiaye mu jàllale ko ci imaam yépp di nuyu sunu nijaay sunu papa le délégué de quartier tonton Badara Ndiaye di nuyu aussi sunu yaay yeeg sunu papa yi nekk ci koñ bi yépp kenn ku nekk ñu lay jox sa yéeguwaay di la nuyu bu baax a baax waaye aussi di leen balu àq di leen bal àq di leen sant ci li xewoon démb ak bërki démb waaye aussi di leen sant bu baax ci li nu nekk tey di nuyu bu baax ñi nga xamante ni ñoom laa fekk fii tey ñu teeru ma dalal ma gis la ma laan gis ci seen xar kanam yi muy mbégte muy kanam yoo xamante ni boo ko gisee da ngay xam ni dañ la boole ci sa bopp ñu wan la ni sunu frère nga sunu rakk nga sunu mag nga sunu doom nga sunu sët nga waaye sunu soppe nga kanam yooyu nga xam ne nag fekk naa leen fi ñoom ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen nuyu yéen ñëpp bu baax a baax di nuyu comité électoral bi di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxo Mbaye Diaw mais aussi à travers lui ñi mu bokkal comité bi yëpp bokk ak ñoom liggéey bi comme ni mu ko waxee ñenn ñi di ay magam ñenn ñi di ay papaam ñenn ñi di ay jigéenam waaye yàlla dogal ñu nungu koo jiital mu ànd ak ñoom ñëpp ñu retrouver autour de l'essentiel ñooñu nag xañ na olof yi dañuy wax naan ku lim doo juum wala da ngay juum wala doo matal waaye ñoom ñëpp xàmmee naa leen ñi ngi fii taxaw waaye am na kanam yoo xamante ni faaw ñu jukku leen ci dugguma ci biir forcément comité bi ni nu bindoo waaye ku mel ni sama rak sama xarit Mbaye Ndiaye faaw ma nuyu ko mu am liggéey bu am solo boo xamante ni koro bi ma ko woowee wax ko mu rafetlu ko ñëw ni ma soxlaw ma ci dara li nga bëgg laa bëgg li Ablaye Tine bëgg laa bëgg waaye li Ndiayeen Guy bëgg laa bëgg ku jiitu baax na pare naa pour ànd ak moom jàppale leen noonu la aussi sama rak sama xarit Baye Zal Mbaye defee mu wax ma lim ma wax ni ma yow kase boo ma woowee muy guddi muy bëccëg nga ni ma lii laa bëgg loolu jarul may xaar kenn saa su nekk pare naa pour nekk ci liggéey boobu kon Baye Zal maa ngi lay nuyu bu baax di la sant ci disponibilité bi mais aussi bëgg Ndiayeen Guy gi noonu la ñuy nuyoo sunu jigéen sama rak soxna kase mi nga xamante ni sama chéri la ndax sama rakku jabar la di sama xarit démb tey soog a ñëw mu am liggéey bu am solo bu daan ànd def bu yàgg tey tamit ñu retrouver wu lépp autour de l'essentiel retrouver wu ci koñ bi ñu bokk mais retrouver wu aussi xombol te lépp muy nekk avancement xombol soxna maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu liggéey bi di rafetlu jigéen ñi ngi ko àndal di kontaan bu baax a baax ci engagement bi mais aussi di nuyu bu baax Serigne Moustapha Dieye mii nga xamante ni man jàpp naa ni ñi nga xamante ni ñoo nekk ci liggéey bi yëpp fii Ndiayeen Guy moom la ñuy liggéeyal ndax Moustapha ku ko xam ko ak man loolu démb la tey soog a ñëw ñoo bokkandoo troupe théâtrale yi ñu daan joué ba mu fi géejee ba dellusiwaat fi tamit fekk politique bu ubbi dani ma bala may wax ak kenn yow laay waxal xanaa nga dem ba ni ma bëgguma ànd ak yow waaye tant que yaa ngi bëgg foo taxaw ma taxaw ko kon Moustapha ñu ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu jeunesse bi yëpp nag sama jarbaat Pape Diallo moo njëkk a wax au nom de la jeunesse kontaan nañu dafa fekk ni ku lim da ngay juum wala doo matal waaye di nuyu mag ñi aussi parce que mag ñu baax ñi dañuy wax ni ndaje moo xamante ni ay xale kase wóorul mais ndaje moo xam ni ay mag kase la tamit wóorul c'est vrai que ni jamono bii dafa nekk jamono bu doy waar nawet la
ku ne xam na ne li ñuy def yombul moo tax mag ñi jël ci seen responsabilité jiital ndaw ñi ñoom it ñu nungu ko jiitu ci kanam waaye mag ñooñu aussi luñ leen gisul aussi duñ leen fàtte kon bu ñëwee fii dina nuyu sunu papa Baye Badara Thiam bii nga xamante ni fu nu taxaw mu taxaw fa ay doomam njabootam nekk fii sunu mag Ndeye Fatou Thiam nga xamante ni ku ko xam ko ak Macky Sall muy nijaayam di léppam foog naa ni fii ku fi bëgg Macky Sall moom la koy bëggal kon nag faaw ñu nuyu ko bu baax jël nuyoo mag ñi yëpp teg ko ci loxoom. nuyu aussi sunu papa sunu nijaay Père Ibrahima Tall nuyu Père Nguy Ndiaye nuyu aussi vraiment Père Mbaye Fall ak Mbaye Ngom mii nga xamante ni suba ak ngoon guddi ak bëccëg fu nu ko tourné lu bu dee dox sax dama naan jarul ñuy laajte Mbaye lan lay dox lu dul soxla ay Lamine Gueye Mbaye ñi ngi lay nuyu bu baax di la sant di nuyu aussi communauté alpulaar bi fi nekk nga xamante ni suñuy soppe suñuy kóllëre ñoom ñoo nekk fii dëkk ak ñun bokk ak ñun nuyoo boobu dañ koy jël teg ko ci loxo Aliou Sow bi nga xamante ni ku ko xam ko ak Mamadou Lamine Gueye ku ko xam ko ci bëgg Xombol muy heure bu dee wax li may wax mooy njariñu li jariñ ñëpp du ma wax soxlay boppam daf may wax soxla si nga xamante ni buñ ko defeewee dina amal njariñ askan wi foog naa ni juróomi at ci ginnaaw bokk na ci moom ak Soxna Jaara foofu extension bi nga xamante ni ñi ngi ci doon nabi pour que ña dëkk foofu ñu am courant ci moom mi la jóge kon nag Aliou ñu ngi lay sant bu baax yaag ñoom Lamine ak ñoom Soxna Jaara ñi ngeen bokkal liggéey bi foofu yëpp di nuyu responsable jigéen yi ñu fi fekk ñii jóge Ngànjool ñii jóge Aneen ñii jóge Kër Makoddu ñoom ñëpp ñu ñëw wuy si woote président coordinateur comité bi muy Mbaye Diaw mu nekk nag bis bu am solo mais mu nekk aussi rassemblement bu am solo sama nijaay Xaadim maa ngi lay nuyu gisuma la woon Mbaye di jox nuyoo sunu papa ak waa kër gi yëpp di wax ni c'est toujours un plaisir ñun ñu ñëwaat Ndiayène Gouye sàng sama jarbaat bi Pape mi ngi naan Lamine après élection yi ba léegi c'est vrai ñëw ma fi physiquement waaye man Ndiayène Gouye defuma ko koñ man dama jàpp ni parce que man bërki démb peut-être si ñu ko xamul ñoo gis ni Ndiayène Gouye ñaari koñ la mu am ñaari délégué de quartier mais man bokk naa ci ñi am chance nekk jeune fekk Ndiayène Gouye ak Ngànjool nekk benn koñ man am naa chance boobu moo nekk ci benn quartier mu am benn chef de quartier donc mu am benn ASC man fekke naa loolu kon boobaak léegi nag loolu génnul ci sama xel génnul ci sama taxawaay loolu moo tax ma jàpp ni man Ndiayène Gouye ci sama koñ la moo tax ma jàpp ni li ma war a def Ngànjool loolu laa war a def Ndiayène Gouye loolu moo tax saa su ma fi ñëwee wala su ma fi ñëwul maa ngi bàyyi xel fi ndox war a am te amu fa maa ngi bàyyi xel fi courant war a am te amu fa maa ngi bàyyi xel yoon yi nga xamante ni bu nawet ñëwul dafay bëri suuf lool ndox du kenn du fa mën a jaar ku am oto da ngay paan maa ngi bàyyi xel aussi baaj yi nga xamante ni fi mu nekk daanaka dafa dugg ci biir dëkk bi ndax à l'origine baaj yi ci àll ba la nekkoon nit ñi nag ñoo dox ba dëkk ci baaj yi waaye ku ne xam na ni sur le plan de l'environnement loolu gënul jàpp naa ni nekk na liggéey boo xamante ni monsieur le maire xam na ko ak équipe am dinañ ci def liggéey boo xamante ni waxtaane ko ak ñi fi dëkk pour xool nun koy délocaliser mais aussi mu nekk ci ay conditions environnementales yu am solo loolu yëpp nag ni ma koy defee noonu la ko bépp doomu Ndiayène Gouye di defee loolu moo tax pour ñu ànd jàppante dugalante pour intérêt Ndiayène Gouye mu yomb loolu moo tax fii tey jàpp naa ni ku gis jataay bi xam ni fii opposition amu fi ma bëgg ngeen tàcc ko bu baax a baax fii li xale yi naan ñoo ko moom fii Benno Bokk Yaakaar moo ko moom fii Magay Boy moo ko moom fii Ablaye Tine moo ko moom fii Adja Mbarou Dieng moo ko moom fii Soxna Xaar Sall moo ko moom fii la coalition de Benno Bokk Yaakaar moo fi gagné à 95% incha allah
loolu nag lan xamee Ndiayène Gouye ndax ku xam doomu Ndiayène Gouye xam seen engagement xam seen détermination xam ni bu nu duggee ci biir dugg nañ ci buñ ci duggulee dugg nu ci looloo tax nag ñuy wëlbatiku di woo sama rak sama xarit ki nga xamante ni mooy Djily Diagne di ko tàllal loxo bu baax a baax moom ak i xaritam ak i rakkam ak i magam ku ne xam na Djily taxawaay bi mu am si koñ bi ku ne xam na Djily cër bi ko yàlla jox donte du ay at waaye loolu lépp da koy def parce que mbaax la parce que loolu la xam parce que loolu la yéen a Ndiayène Gouye ñun nag sunu xel dal na encore une fois sunu xel dal na d'abord ci ànd gi nga xamante ni ay doomi Xombol retrouvé wu nañ ànd ko ndax tey ku gis taxawaay bi xam ni ñetti weer ci ginnaaw mel na ni loolu yombul woon waaye tey buñ ko defee te toogunu ay jataay lu dul intérêt Xombol moo nu boole parce que dafay nekk ni dëgg la ci kenn ku nekk may ñaan yàlla na yàlla jàpp ci diggante yooyu ba nga xamante ni li nu bëgg a am ci résultat ñu am ko mais au-delà de ça aussi après les élections ñu am juboo am manko am déggoo boo xamante ni Ndiayène Gouye da ci gis boppam doomi Ndiayène Gouye da ci gis boppam sant naa ñëpp jërë ngeen jëf